ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci benn scandale juridique. lu tax scandale juridique mooy réew daf ci am yoo xamante ni ay cool mbedd la du lu sérieux ay kaf la fo reetaan toñante. noonee nag société sénégalaise bindoo mooy feeñ ci endroit yu ci mel ni Facebook YouTube ak mboolem réseaux sociaux yi. léegi nag en 2022 coowal bopp koñ yooyu nga xam ni bu demaan sax bëppi loxo chef de quartier yi wala chef de village yi ñoo ko doon réglé du sax yegg commissariat de police ndax ñooñu tal nañ jàpp sàcc ak agresseurs yi. tey moom la benn ci institution judiciaire yi gën a rëy ci réew baat boo xam ni boo ko déggaan da ngay tiit muy baatu procureur de la république. dossier bopp koñ yooyu la Amady Diouf nekk di traité tey di ci jàppalu ay innocent ak ay tuuma yu ridicule. actuellement ñaari victime yi mooy Ousmane Diagne di coordonnateur mafia kàcc-kàcc keneen ki di Papito Kara moom comédie médiatique lay def maanaam benn mbiram mu daldi koy revue de presse yokk ci benn dose d'humour pour reetaanloo ñu. Du suchst eine Wohnung? Dann kommt es auf die Bewerbung an. Gehe am besten gut vorbereitet zur Besichtigung. mu daldi koy revue de presse yokk ci benn dose d'humour pour reetaanloo ñu koy suivre te lii du lu bees Sénégal daan ci ñëw ak ay firnde. coow li mooy ay une journal l'Observateur yu benn page buñ naan l'Obs bañ na ko ba page boobu noonu tuddul l'Obs L'_OBS comme l'Observateur waaye l'Obs L'_OPS la am ñu créé inspiré wu ci logo journal l'Observateur le vrai pour def le contraire que ñoom la ñuy def muy divertir ak wax lu dëgg. ñoom ñu créé benn format numérique boo xamante ni dëgg rek la ñuy wax jalgati wu ñu yoon joxewuñu fausse information def ñu usurpation. page boobu noonu ba moment bi ñuy wax ak yéen mi ngi fonctionné ñoo ngi wéy di publier kon loolu li muy signifié mooy Ousmane Diagne ak Papito Kara dañu leen teg loxo ci lu tegul fenn créé wuñu moomuñu page. li ñu def daañu leen ko leeral léegi ngeen comprendre fan la yoonu Sénégal toll ci bassesse maanaam suufil seen bopp bàyyi ay dossiers yu gën a am solo daan ci revenir ci biir vidéo bi rawatina média bi nga xamante nii nee na moom la ñu tooñ la ñu def te dara fekku leen ci dem nag di toppatoo ay coowal mbedd yoo xam ne du ñu avancé loo. nee naa leen léegi Ousmane Diagne ak Papito Kara bañ leen jàppee woon ba nangu seeni téléphone teg ci quelques heures lañ leen waroon bàyyi ndax jàpp nañ leen ba noppi teewul page ba taxoon ñu teg leen loxo ma ngay wéy di publier. loolu di preuve buy wane kon ni créé wuñ ko du ñoom ñoo ko moom. di leeral foofu aussi ndax waxtaan wax dëgg ci la journal l'Observateur donte annoncé woon nañ ni dañuy porter plainte waaye bu ñu sukkandikoo ci maître Bamba Cissé mujj ñoo déposer plainte boobee. loolu li muy signifié mooy Papito Kara ak Ousmane Diagne benn journal yóbbuwu leen ci yoon lii baax nañu leeral ko kenn porté wu leen plainte. Amady Diouf ñun bàyyi nañ di ko woy procureur de la république ndax méritewul statut bi nañ koy woowee léegi procureur de la république maanaam koo xam ni mooy toppatoo dossier robinet mbedd yeeg bopp koñ yi. Amady Diouf ci boppam moo toog ba mu neex ko daal di autosaisiru ciblé Ousmane Diagne bu mafia kàcc-kàcc parce que ñuy jeunes yi nekk ci réseaux sociaux yi di vaar gouvernement bi di leen tiiñal saa ñu waxee lu amul pour jéem a lëndëmal askanu Sénégal boole kook nag yar ak teggin ku am jafe-jafe itam ñu cotiser la taxawul ak sa njaboot. biñ ko convoqué moom Ousmane Diagne amul luñ ko toppee procureur moo créé benn délit bu bees loo xam ne newul ci code pénal bu Sénégal mu ne Ousmane Diagne est arrêté pour avoir partagé sur sa page Facebook des unes de journaux satiriques avec en en-tête 3 emojis de sourire. ci tënk Ousmane Diagne dafa tasaare ci page Facebook am ay journaux yoo xam ne kafak ree moo ko tax a jóg boole kook ñetti màndargay bopp nit yu siiñ di reetaan.
ñi jàng droit pénal yépp bu ñu déggee lii dinañu am gàcce ci procureur bu ñàkk fayda bi. Amady Diouf gàcce la pour bépp juriste wala képp ku mbiru yoon intéressé. Voilà des personnes sans vergogne, des lèche-bottes ngir bëgg rek maral président bi ay tànkam, bëgg dégg waaw góor tax ñuy doy dil seen bopp ak seen jaboot ci diggu Sénégal gépp. Ousmane Diagne jàppam jotewul dara ak mbiru journal, dafa bokk ci ñi nguur gi xiif parce que ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di feeñal yenn yi di ko tasaare muy wër. Léegi nag pour tiital bépp ndaw ba actif di xeex pacifiquement ak sa téléphone portable mbaa sa ordinateur, ñu ne nañ ko téye ngir mouvement digital boobee tuddee seen bopp mafia kàcc-kàcc dellu ginnaaw, lii rek moo tax ñu téye ko. nga ñëw aussi ci Pape Ibra Gueye ñu gën koo xam ci Papito Kara, gars yi xam nañ ni jàppam teguñu ko fenn, ñi nga xam ne ñoo ko téye. Mais comme que ci état voyou la ñu nekk, il faut que ñu téye ko pour jéem a wan Sénégalais yi que ni ñun visé wuñu Ousmane Diagne dong. moom Papito Kara bokkul ci mafia kàcc-kàcc, du activiste, du militant, moom ci wàllum humour lay yëngu. benn mbir dafay am mu def ko revue de presse ngir reetaan looy aboneem. bi coowul journal L'Obs jibee da ko revue de presse comme ni mu ko daan defee ci yeneen cas. moom créewul journal, montewul, bindul. gaa yi bind tasaare moom mu jël daal di koy revue de presse. dañ leen di digtal benn ci revue de presse yooyee noonu mu mujjee woon def. ca gox bi nga xam ne moom moo di goxu Fall Médina ba mën na la waa Benno Bokk Yaakaar ñoo fa doon reyante de maa la ko wax te nag kaay ma wax la maire bi nga xam ne moo leen luwee woon siège ma nga taxaw njatt leen neen na siège damm yëpp dinañ ko fay ndax nag xeex dëgg lañ doon def seen biir kenn mayul sa morom dara maanaam ñoom ci seen biir ñoo doon reyante waaye nag kaay ma wax la gis nga siège yooyee ñu damm maire njaago bi nee na duñ leen may dara dinañ ko fay benn par benn obsutalaat ci geneen wet daan na xawma siège yooyee dinañ ko fay wala déddaw nee na aliment bi nga xam ne moom la yi daan lekk saako bi ñu ko daan jaayee 15000 francs léegi dem na ba si 22000 francs yaa Cheikh Ibrahima Baba Lamine Diassé maa la ko wax de moo taxit de jamono ji ginaar yi ci boppam dañoo grève seen nen yi ci boppam la ñu téye omelette gisatoo ko fi nenu baxal gisatoo ko fi waa mais ndax lii dina neex ginaar yi mel na ku naan ñu bu ñu wàññiwul aliment bi duutu ñu nenati. donc lii la Papito Kara def lii la ñuy wooye ci wàllu média presse satirique maanaam utiliser information bu la neexee sax nga modifier ko pour reetaan loo ñu lay suivre wala ngay ñaawal keneen te lii dafa yàgg Sénégal pratique bii nii am na ñoo xam ni ci ay dessin lañ koy def comme genre audio yi jël politiciens yi caricaturé leen ak ay images yu xoromu nga dem tay ci média bi waral coow li muy GFM seen rajo bii di RFM tonton Aada ak Sylla Muñal yàgg nañ faa def lu ñu naan jalgati xibaar di déformer ay tur moo xam ay doomi aadama moo xam ay institution moo xam ay journaux. palais de la république ñu tuddee ko poulailler de la république nguuru maître Wade ñu ne nguuru maître Weddi Macky Sall ñu ne maquillage Sall turu journaux yi ñu soppi leen yenn ñu tuddee leen tooxi doona wala cuqali nañ ci déglu benn extrait bu ndaw. mbokk yi 199000 waxtu fekk 111000 simili fii ci nag ci rajo télévision bu Rëfuma kon nag mbokk yi tey nag jeudi nu riir rek dem foofee ca palais de la république xool yi lan mooy la fa bees ñaareelu xaaju xabaar yi danañ ko bondal def ko këru yéene kay yeex bébé Aliou. kër yi la kay day bu ñu ciy njëkkee mooy aéroport Léopold Sédar Senghor nguuru maître Weddi te ku ne xam ne day doomam tax Weddi. Wünsche, sponsert bei Finanzamt. Super Urlaub für Kerstin. doomam tax Weddi moom day moo doon saytu loolu moo tax yéene kaay bi ne milliards yi ñu fa jële kenn xamul nu mu toll moo tax yéene kaay bi di tooxi doona ne xanaa dangaa yëgul ne xew gouvernement Macky Sall kaso boo dem ci réew mi ña ngay defaraat ay néeg ñu jeexale ci yéene kaay bi di cuqale waa ji day lañ doon dégg sens contraire dañ doon dégg góor guy maltraité jabaram waaye day waa ji moom ci boppam la jabaram di maltraité ba fu mu toll nii neen day fàq sax daw kër ga kuy fàq sa kër ndax ragal sa jabar abajuro douloureuse lecture. voilà jërëjëf kon bébé Aliou on jaaraama. te pourtant lii ngeen di déglu nii ci média bi waxoon barki démb ne dañuy porter plainte muy GFM donte mujj ñu koo def ñoo ko doon produire
te kaaw tonton Arax Sylla Muñal musul poser problème parce que comédie la woon dañ ko classé woon ci benn genre bu ñu naan satire loo xam ne kaf ak ree moo ko tax a jóg dara newu ci. même chose la Papito Kara def ñu jaay ko doole nëbb ko jant bi ba noppi tuumal ko ndax ci dossier am dañ ne dafa joxe fausse information xibaar yu wérul te loolu amul li mu revue de presse yépp dëgg la ay information yu wóor la mënuñu la wax bii information bu baaxul la joxe. ñaareel bi ñu ne dafa effacé ba noppi modifier journalu jàmbur loolu tamit musul am musul laal journal L'Observateur musul leen tudd deful benn modification ci seeni une donc moom cay sosaki nar lañ ko jàppee. fii la yoonu Sénégal tollu dañ lay jàpp ba noppi dooroon nag tàmbalee wër lan lañu war gàll sa loos en complicité ak ay jëm yu tekkiwul dara comme Amady Diouf. Macky Sall genre yi lay wër dafay fekk ku jàng ba noppi mais muusul wala amul ay valeur soit nature kuy dunguru la yor wala kuy sibooru doomu aadama mu jox ko loo xam ne dafay rëy ci bëtam da koy jomb ba kookee ñeme naa jaay dignitéem tay la njabootam tay la ay waajuram mooy genre Amady Diouf yi. classe gii nii ñooy tal réew ndax tànk ndombal tànk xaalis ak ay neexal mi ngi taxaw rek pare nañ pour jouer le sale boulot moo xam ñaawte fi lu mën a doon. et puis lii prouvé que ni Amady Diouf mii sa réewul groupe de presse bi tax muy tëb di dal naan day autosaisiru muy GFM lii ngeen di seen ay traces de piratage la yoo xam ne TFM moo ko doon def ci signal bu 2STV daan sàcc seeni fréquences yi leen doon permettre ñuy def direct ñoom TFM daan ko pirater pour mën di ci couvrir ay événements te duñu fay di ko def pendant des années boole ci daan saboter ay couverture 2STV lii ngeen di seen yëpp ay preuves yi firndeel que ni TFM moo doon appliquer cette méthode de concurrence déloyale ndekete Ndiaga Ndour moo newoon ci ginnaaw système de piratage boobu noonu mais Ndiaga Ndour boobu noonu dañ ko téye bàyyiwaat ko dañ ko relâché waat ci saa si te bu ñu xoolee ba xool juróomi délit lañ koy toppee ak alamaano ay milliards moom ak télévision bi di TFM bi ci gën a garaaw nag mooy waa ji dañ ko interdiroon pour mu génn Sénégal nangu passeport am Bercy bii passé demoon na France ñibbisi waat ndax lan frère am mu Youssou Ndour ministre conseiller Macky Sall la da koy xalamal di ko riitil à travers ay médias am mais nag kenn wax ndax ñoom ñooy kumba am nday ci réew mi lu leen neex def te dara du leen ci fekk wala ku wax ñu ne da ngaa soxor mais ñi nga xam ne ñoom seeni waajur mbaa seeni mag amuñu lien ak pouvoir ànduñu nguur même bu ñu deful dañ leen di tuumal créer leen nëbb leen jant bi nga gis nag ay naafeq yu taxaw fële naan tooñ baaxul te xamuñu lan moo xew ay ma riirandoo lañ alors que tooñ bi gën a rëy baa ngi seen wet ñuy gis musuñ cee wax parce que dañoo complexé borom xaalis wala ko am tur moo tax réew mi nañuy waxante dëgg bu ñu bëggee mu jëm kanam nañu libéré Ousmane Diagne ak Papito Kara ay innocent lañ defuñu waxuñ kon ndax solo bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.